mbokk yi nu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci li ngeen di déglu rajo African Time News ci YouTube bi ak ci Facebook. tey nag di ajuma yemoo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci atum 2021 Papa Ndaw ci waxtaan wi Ousmane Lo ci ngarala gi. li fiy dégg-dégg tey nag te seen mbokk Papa Ndaw nar koo faram fàcce liy jëkk mooy ànd sàmm jikko yi ànd nano dem ca jàmbur ya ca ngombalaan gi bëgg ñu aayal ngóor jigéen ci réew mi itam tëral na kuréel goo xam ne gii dafay saytu lépp loo xam ne sisirati nañ ko ngir loola ñoŋ ci geneen wàllu ñu ni autoroute à péage bi moom réew maa ngi ciy jële xaalis boo xam ne bii takku na wuute na lool nag ak la amoon bu jëkk mbas mi nag moom fi mu nekk nii ñu ngi wax naan dellu na gannaaw ndax ayu bis gi kenn faatuwu ci waaye day mel na ni ñi muy dal day mu ngi yokk rek bu ko defee dañuy téye Papa Ndaw moom mu tënkal nu lenn li mu am ci ay xibaar kon mbokk yi nu xerawlu aslëf nes tuuti ñu dellu si yaatal dég-dég yi. Papa Ndaw mbaa jàmm nga am. sant yàlla alhamdulilah Ousmane. Pape buñ la nuyoo gërëm la ñaanal la nag wér-gi-yaram ci xam naa ca càmbal gi ak càmbal gi li ñu lay njëkk a laaj mooy ànd sàmm jikko yi daa mel ni dañoo yëngu dem ca ngombalaan ga muy assemblée nationale bëgg ñu voté fa loi bi nga xam ne dafay tere góor jigéen wala boog mu aayal ko lool. Ousmane mbirum góor jigéen day léegi mu jeex ci réewu Sénégal wala boog ñi nga xamee ne bii ñoo tuddee seen bopp ànd sàmm jikko yi nee ñu dootuñu leen may fu ñu yekkee seen nag ñàkk mën a dem assemblée nationale ngir voté fa loi bi moo tax ñu bootu ci limu fukki député ak benn yoo xam ni bokk na ci Mamadou Lamine Diallo Cheikh Bamba Dièye ak Alioune Souaré ngir ñu jébbal assemblée nationale mbir mi bu ko defee ñu mën koo jëlee ci li ñu ko tuddee def lu jaaduwul dal di koy criminaliser loolu nag dafay indi ñu soppi article code pénal bi nga xam ne bi moom mooy wax jëm ci mbir moomu xam nga mbirum góor jigéen yàgg na ci réewum Sénégal mais am na jamono yoo xam ne yi dañu doon làqatu waaye nag dafa fekk fi ñu toll léegi ci àddina bi réew yi nga xam ne yi dañu am doole dañuy def lu ne ngir ñu jox ak wala yelleef ñooñu nga xam ne bi ñooy yëngatu ci mbirum ngóor jigéen ndax am na réew yoo xam ne yi góor ak góor mën nañu fa sëy nekk jëkkër ak jabar su dee mën nañ ko waxee noonu jigéen ak jigéen sëy ñoom itamit dem sax mairie am certificat de mariage ak yu ni demee loolu tax na nag booy fàttaliku président Obama bi mu ñëwee Sénégal ci 2013 mi ngi doon wax lu ni mel waaye président Macky Sall la mu ko tontu woon ca yooyee jamono mooy Sénégal pareegul ngir def lu ni mel président Macky Sall li tamit dem na ci réew yu bari ci àddina bi rawatina ci réewu nasaraan yi ñu koy laaj jëm ci mbir moomu waaye saay bu ne la mu waxoon la doon wax. am na nag ci réew mi jamono yi ñu toll ñoo xam ne ni dañu jàpp ne ñoom député yooyu li ñu leen bëgg a defloo dafa nekk lu jaaduwul ndax mbiru sëy wala mbiru jotee diggante ñaari nit dafa nekk loo xam ne ni waruñ ko wax ci pénc maanaam daal loo xam ne ni ci njiit laayu nit ki la bokk loolu waxu biir nekk lañu ko war a def. am na nag ñu jàpp ne kon député yooyu nga xam ne nii dañu bëgg jël xeex bi def ko seen mbiri bopp li ñuy lijjanti mooy ñu leen voteel wala yu ni demee ndax république dafa war a aar képp koo xam ne ni dafa dëkkee ci réew mi te ku ci ne it nanu ko bàyyi mu doxal ni nga xamee ne bi noonu la gisee. wax jooju nag dëppoowul ak li nga xam ne bi moom la xalif généraux yi nekk ci réew mi bëgg ndax boo demee moo xam Touba Tivaouane Medina Baye Ndiassane Thiénaba ak jàngu bi ñoom ñëpp li ñu jàpp mooy mbirum góor jigéen dëppoowul ak diine dañu ko war a xeex mu jóg fi tax na nag kuréel gi nga xam ne bi moom la ñuy wax Jamra te Mame Matar Gueye bokk ci ñoom nee nañu bu ñu demee ba war a voté loi bi ci assemblée nationale danañu dem ca bërëb ba su bés ba ngir xool ana yan député ñooy lànk di wax naan duñu ci ànd ci waxtu woowu Cheikh Bamba Dièye mi ngi wax naan booy xool tey ci àddina bi am na lu ëpp juróom-ñaar fukki réew ak ñaar yoo xam ne yi dañu dàq mbirum ngóor jigéen foofee dal di koy criminaliser mën nañ cee lim fu mel ni Kenya Ouganda ak Tanzanie wala sax Ghana nekk ay réew yu nekk ci dunu
Afrique bi maître Aïssata Tall Sall di jëwriñ ji ñu dénk mbirum bitim réewu Sénégal jaar na assemblée nationale fan yële ñu génn ba ñuy voté budget di wax ne loi bi moom li ci Sénégal wax ci mbirum góor jigéen leer na naññ déjà ku ko def dañ lay teg ay daan gouvernement bi nag moom li mu jàpp mooy mbir mi wax nañu ci ba pare ndax nag président de la république jamono yi ñu toll am na ñuy wax naan jafe-jafe la am ndax fi mu nekk nii dana bàyyi xel réew yi nekk bitim réew wala réew yi am doole nekk ci àddina bi nga xam ne ku laal góor jigéen ñi la ñuy bañ waaye fii ci biir réew mi loolu dëppoowul ak aada dëppoowul ak diine te xalif généraux yi ànduñu ci tey ñoom li ñu bëgg mooy ñu criminaliser ko mu mel ni nag kon tey jii nanu xaar rek Ousmane ba xam yëf yi fan lay mujj. nu xaar nag ba xam rek fu yëf yooyu di mujjee Pape tëral nañu genn kuréel goo xam ne gii de moom day saytu alal ji nga xam ne dañ koo sisiroon ci nit ñi loolu nu mu demee. Ousmane am na kuréel gu bees gu ñu taxawal ci réew mi ñu di ko wax ci nasaraan office national de recouvrement des avoirs criminels ci gàttal ñun mën koo wax ONRAC. ñu ngi ko amal ci weeru juillet ci at mi ñu nekk muy 2021 bokk na ci li nga xam ne bii moo ko tax a jóg lépp loo xam ne ni alal la ju nit am te fekk na mu ko amee woon lewul moo xam da ko détourné da ko sàcc wala ci mbirum criminalité la ko jëlee njaayum drogue ak yu ni demee bu ci yoon tegee loxo ginnaaw bu ñu ko attee ñoom kuréel googu ñu naan ONRAC ñu sanc ko yees moom mooy toppatoo alal jooju ngir mu bañ a naax saay mu nekk kuréel goo xam ne nii tamit dana indil jàppale ak xam-xam ci wàllu xarala jëm ci ñi nga xam ne bi ñoom ñoo di atte rawatina nag waa police ak waa gendarmerie yi nga xamee ne bii léeg-léeg boo fa demee di nga gis ay oto yoo xam ne yàgg faa gaare moo tax oto yi day mujj nekk ay xënt ñu gisi tamit alal yoo xam ne yi tribunal wala nguur gi da ciy teg loxo ñu ñàkk koo toppatoo ba mu doxee fa yàqu looloo tax nag ONRAC moom dafa bëgg a jokkoog ñi nga xam ne bii ñoo di procureur yi ak juge yi ñuy ànd di liggéey te loolu dafay dëppoo tamit ak li nga xam ne bii Sénégal daf ko siife ginnaaw boo xam ne bii kuréel yu nekk ci àddina bi dañu wax ne ñoom dañu ànd ñoom ñëpp jóg ngir xeex li nga xam ne bii moo di corruption ak crime organisé loolu moo taxit ñi nga xam ne bii dañuy def ay caay-caay ak ñaawteef bëgg a jël seen alal làq ko bitim réew ONRAC moomu dana am sañ-sañu dem jëli alal jooju bitim réew bu ko defee nag ñi nga xamee ne bii ñoom ñooy yëngu ci yoon daal ñoom lay jàppale loolu moo tax sax jëwriñ ji nga xamee ne bii moom la ñu dénk mbirum yoon ci biir réew mi bi nga xamee ne bii mi ngi waxtaan ak procureur yi nga xam ne ni ñoo nekk ci Sénégal yépp jàpp nañu ne rek ñoom ci seen biir war nañu mën a doxalee noo xam ne ni ñoom ñëpp ñooy ànd di bokk ni ñuy doxalee maanaam yii procureur bañ a jaar nii yee ca des jaar fële bu ko defee ñu defee noo xam ne nii procureur yëpp ñooy bokk na ñuy gisee maa ngi lay wax nag ne kuréel gi ñu ngi ko taxawal ci weeru juillet ci at mii ñu nekk boobaak léegi am na juróom benni weer waaye commencé gul dox makkaanu jëwriñ ji nag jàpp na ne balaa yàgg danañu ko taxawal ndax gis nga ñu ngi xool li nga xamee ne bii moom la ñuy wax bracelet électronique maanaam ñenn ñi def yenn yi ngir bañ leen a mën a denc ci kaso yi ñu takkal leen ko wala boog ñu xoolee noo xam ne nii ñi ñu nangu seen alal danañu ko mën a jël soppi ko xaalis wala en tout cas nguur gi jariñoo ko jàppal nag ne ci waxtu woo xam ne bii ci réew mi Ousmane ñu ngi waxu détournement yi dul jeex poste 1,5 milliard trésor public ñu ngi waxu ñeenti milliards yu teg juróom benn téeméeri millions loolu defe naa ne dina jaadu nag ñu taxawal ko ngir mën di jëli alal jooju nga xam ne nii gars yi dañ cee tëdd. waaw taxawal ko de baax na ngir jëli alal ji gaax ñi tëdd rek autoroute à péage bi nag Pape daa mel ni ñu ngi ciy jëlee am koom de. Ousmane autoroute à péage bi de ni mu doon doxee jaaxaloon na ñu bari ndax da ngay xool réewu Sénégal dugal na ci lu toll ci ñetti téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñeent ginnaaw bu mu ci àndee talal ci loxo ay partenaires am yu demee ni ki Banque mondiale. Agence française de développement ak itamit Banque africaine de développement réewum Sénégal kon dugal xaalis bu toll noonu ci autoroute à péage bi te at mu jot li nga xamee ne bii moom la ci nguurug Sénégal daan am
toll ci ñaari téeméeri dërëm dong ci suñuy koppar waaye nag faaw ñu leeral Ousmane ne contrat bi ba ñu koy signé atam boobu président Ablaye Wade moo nekkoon njiitu réewu Sénégal ñu bari nag jàpp ne loolu daal jaaruloon yoon jaaduwul te itamit yàggoon na moo tax nag ci atum 2019 ba suñ jon yàllay tey nguuru Sénégal doon négocier waat ak ñi nga xam ne bi ñoom ñoo yore autoroute à péage bi waxtaan woowee nag li ci juddu mooy li ko dalee tey jii Ousmane jàppal ne réewum Sénégal at mu jot dootuñu wax ne ñaar téeméeri dërëm dong lay am ci autoroute à péage bi waaye dana ci am lu toll ci juróom-ñetti téeméeri million ci suñuy koppar yemuñu foofu ndax capitalu société bi nguurug Sénégal li mu téeméer boo jël ñaar fukki ak juróom léegi moom moo koy moom boole ci tamit nee nañu autoroute bi faaw ñu def ci ay lampe bu ko defee bu guddee muy tàkk nit ñi di mën a gis fi nga xam ne nii fii la ñuy dem te itamit loolu ki nga xam ne nii moom mooy gérer autoroute à péage bi moom moo koy defar maanaam moom moo koy financé signé nañu ko nag ci diggante jëwriñ ji ñu dénk nafay réew mi ak ki nga xam ne bii moo jiite kër googu duy Eiffage di Gérard Sénac président Macky Sall nag rafetlu na lu ni mel ndax jàpp na ne naam xëy na waxtaan wi def na lu mot ñetti at laata mbir mi di sotti waaye bu ñu gisee ne diggante Dakar Diamniadio aéroport international Blaise Diagne nga jaare ko ci autoroute à péage bi am na njariñ ngoo xam ne nii jéggi na dayo alal ji nga xam ne bii nag moom lañ ciy mën a jëlee léegi ñu ngi koy dooree ci ñaar fan ak ñett ci weeru décembre wi ñu nekk ni ma la ko waxee woon léegi danañ ci am at mu jot juróom-ñetti téeméeri milliards ndax booy xool diggante 2009 jàpp 2019 ñu ngi xayma woon ne autoroute à péage bi war nañ cee mën a am lu toll ci téeméeri milliards kon ak juróom-ñaar waaye ci diir boobu liñ ci am toll na ci téeméeri milliards ak ñeent fukk ak juróom-ñaar nga gis ne kon la ñu doon xayma ñeent fukki milliards tegu na ci. ñu jàpp nag ne lu ni mel ay la yéwén dadu loon jaadu nag muy dem ci nafay ñi nga xamee ne bi ay doxandéem lañu réew mi du ci am tus mel na ni Ousmane loolu féete na boor léegi. mu mel ni kon loolu féete na boor mbas mi moom féeteegul boor kenn faatootu ci nañ ci daan faatoo waaye daa mel ni mu ngi jëm kaw de. Ousmane mbas mi day ginnaaw fan yu bari yoo xam ne mi ngi doon dellu ginnaaw mel na ni daal mi ngi xaw a yéegaat nag loolu yi tamit indi njàqare ndax booy xool tey jii ci junni ak juróomi téeméer ak benn test yi nga xam ne bii def nañu ko ñeent fukk ak juróom benn ñoo ci dellu si di wane ne seeni borom dañu ànd ak woppi et corona ñeent ñi xam nañu fu ñu ko jëlee ndax bàyyi woon nañ leen xel doon leen topp am na ci ñaar ñoo xam ne ni ñoom bitim réew la ñu jógee jaaree aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñeent fukki yi ñoom wàllante la ci biir askan wi fanweer yeeg juróom ñu ngi fekk baax ci diiwaanu Ndakaaru juróom yi ci yeneen gox yi nekk ci biir réew mi tasaaroo ci diggante Popenguine Mbour Thiès ak Oussouye ci bésub tey bii gis nañ ne lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñu ngi moo xam seen kër wala kër docteur ñuy saytu seen wér-gu-yaram tey jii sant yàlla amu ci kenn koo xam ne ni mi ngi Sowétas waaye it alhamdulilah diggante démb jàpp tey Ousmane kenn ñàkkul bakkanam ci woppi corona ji waaye ñi nga xam ne bii faatu nañ ci ba mu dooree ci réew mi ba léegi toll nañ ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñi mu dalit ba mu dooree ci réew mi wala ba mu duggee ci réew mi ba léegi toll nañ ci juróom-ñaar fukki junneeg ñeent yu teg ñetti téeméer ak ñaar ñi ci wér toll ci juróom-ñaar fukki junneeg ñaar yu teg ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xamee ne bi jot nañ leen ñàkk ci réew mi nag ñu ngi leen di xayma ci million bu teg ñetti téeméeri junni ak ñeent fukk ak juróom-ñett yu toftalu ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent coow li nga xam ne bii moo nekk ci réew mi jamono yi ñu toll nag mooy mbiru ñetteelu doosu ñàkk ni nga xam ne bii noonu la amee ci réew yu mag yi ndax am na ñoo xam ne nii ñu ngi wax naan tey jii ku dem centre de santé Philippe Maguilène Senghor boo fa demee mën nañ laa defal ñetteelu dose ñu jàpp ne ñàkk yi nga xam ne bii ñu nga fa jamono yi ñu toll mooy AstraZeneca Johnson and Johnson Sinopharm ak Pfizer.
am na sax nag ñuy wax naan troisième dose bi door nañ ko ci Sénégal bu yàgg waaye nag dafa fekk ne kilifa yi wala borom ndombo tànk yi ñoom la ñu ko jagleel. am na tamit ñuy wax naan ñoo xam ne ni bitim réew la ñu fekk baax te nekk fii ci biir réew mi ñoo fay dem ñu leen koy ñàkk. loolu am na kenn kuy liggéey ca centre de santé boobu dëggal na ko waaye ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci makkaanu jëwriñ ji nga xam ne ni moom la ñu dénk mbirum wér gu yaram ñoom li ñu xamle daal mooy amul benn tegtal wala digal boo xam ne ni jóge na ci jëwriñ ji ñëw ci ñoom. docteur Badiane mi nga xam ne bii moo yore programme élargi de vaccination nee na ñoom jotaguñ ci benn tegtal waaye nag ñu wax ne jëwriñ ji nga xam ne bii moom lañ dénk mbirum wér gu yaram muy Ablaye Diouf Sarr mi ngi doon wax naan fan yële ñu génn ñetteelu dose ñu ngi koy bàyyi xel di xool ndax war nañu ko mën a def ci réew mi waaye nag bu ñu gisee ni réew mi déjà ñaari dose yi nga xam ne bii moo fi farata muy ñàkk bu njëkk bi ak tollanti bi dafa mel ni askan wi dañu ko dummóoyu fulaa lu ñu ko lool te gis nañu ne rek fan yële ñu génn ñu ngi wax naan lu toll ci 400 junniy dose yàqu na fi day mel ni rek kon am na ñu jàpp ne waxu troisième dose boobu Ousmane wax ju yàqu la ci réew mi. waxi ñetteelu dose bi kay Pape wax ju yàqu la ci réew mi ndax noonu nga ko waxee noonu la demee tënkal nu xibaar yi kon rek balaa ñu fiy jóge. Ousmane xabaar yi ci tënk jàppal ne coowal phobie moom dafa mel ni rek saay bu ne dafay gën a law ci réew mi ndax ñu ngi wax naan teg nañu loxo xaalis bu bari fii nga xamee ne bii moo di Ndakaaru ndax ñu ngi wax naan am na lu toll ci 200 millions ak fanweer yoo xam ne ay faux billets la waaye am na lu toll ci milliard ak genn wàll boo xam ne ni ay billets noirs la loolu nag nee nañu police mi ngi ci teg loxo ginnaaw benn contrôle bu ñu doon def ci rond-point OIT ci la ñu arrêté benn oto 4x4 waaye ba ñu lëñbatoo oto bi fekk nañu ci coffre bi benn sac boo xamee ne bi ci la koppar yooyu nekkoon nee nañu nag bi nga xamee ne bi ki doon dawal oto bi dañu ko teg loxo moom la mu laaj wax kon mooy oto bi ab jigéenam moo ko moom looloo tax nag ñu dem këram ba mu demee këram fekk fa benn coffre ba ñu ko laajee caabi yi coffre-fort bi dafa bañ ne du ko joxe xamul fu mu nekk ba ñu dajee coffre-fort bi nag ca la ñu fekk koppar yu ni toll bi ñu ko dékkee ay nopp la mu mujjee daal mooy di wax naan benn xaritam moo ko dénkoon saak boobu mais jàppal ne rek Ousmane coowal faux billet moom mi ngi bëgg bari ci réew mi. xabaar yi ci tënk ba tey Ousmane Guy Marius Sagna donte affecté nañu ko Kédougou nee na du dem ndax li mu jàpp mooy moom benn këyit wi nga xam ne bii moo koy affecté ba léegi tegeguñu ko ci loxoom ci ay demalee ki fekkale la waaye li mu jàpp mooy daal moom dañu ko bëgg a sànq looloo tax nag mu ñaan disponibilité 2 at maanaam daal diiru 2 at yoo xam ne yi dañ koy may aafiya du liggéey waaye tamit nguur gi du ko fay bu ko defee bu boobaa mu mën a nekk ci mbiri boppam ndax moom dafa jàpp ne Macky Sall ak ñi ànd ak moom dañu koy jéem a néewal dooleeg di ko métital ndax nee na at ak genn wàll bu nekk daanaka ñu jële ko fa mu ne affecté ko feneen nee na juróom benn yoon dugal na ko kaso moom Guy Marius Sagna nee na bañul dem ci dëkki kaw yi wala dëkk yu sore yi mais dafa jàpp ne fi mu nekk nii daal ni nga xam ne bii noonu la ñuy doxalee ak moom dafa mel ni dañu koy jéem a néewal doole wala bëgg ko gasal ay ndëgg sërëx ndax nag moom jàpp na ne ku bëgg réewam la ba tax na amul fenn foo xam ne ci réew mi dafa jàpp ne moo gën fa ca des jeexalee xabaar yi ci tënk Ousmane ak mbiru Noël Monseigneur Benjamin Ndiaye mi jiite jàngu bi ci diwaanu Ndakaaru di sàkku ci ñi nga xam ne bi ñoom ñoo gëm diine jooju wala boog di sàkku ci ñëpp rek ñu bàyyi li nga xam ne bi moo di fitna moo xam fitna bunduxataal nit la wala wax ko wax ju ñagas wala métital ko ak itamit di ko jaay doole ne it nañu bàyyi xel ñi nga xam ne bi dañoo feebar wala ñi nga xam ne ni dañoo ànd ak handicap maanaam dañu yore laago moom Monseigneur Benjamin Ndiaye jàpp ne daal mbir mi dafa nekk loo xam ne ni feetu dimbalante la ndax juddu Jésus Christ la ñu ci màggal feetu Noël wala feetu fin d'année it tamit Ousmane nekk waxtu woo xam ne bi léeg-léeg xale yi dañuy sawar lool ci mbaraan bu ko defee nag ndax bëgg lu ñu sol bëgg tamit
tamit ay cheveux ay dàll ki saak loolu moo leen di dugal léeg-léeg ci jéem a nax gaa yi pour am alal joo xam ne ni ci la ñuy jëndee seeni bagage waaye mbaraan moomu léeg-léeg am ci ñoo xam ne ni dana leen jural lu tàng jër loo xam ne ni léeg-léeg ñu toroxalal leen ci Ousmane wala sax nu futti leen mbaa nangu lanu leen joxoon. futti leen mbaa nangu lanu leen joxoon doy na waar Pape nun dañu lay sant di lay gërëm di lay ñaanal jàmm di sàkku nga ñaanal nu jàmm rek ba beneen yoon. di la gërëm di la sant Ousmane di la jox daje beneen yoon incha allah. lii nag mbokk yi lees fi amoon ci ay dég-dég te man leen koo jottali Dame Babou Papa Ndaw ak Ousmane Lo noo leen di tàggu fii di leen fàttali it ngeen bañ a fàtte ak ci seen chaîne YouTube African Time News ngir abonné ci ndax bokk ak nun wépp waxtaan ajjuma ju nekk ak talaata ju nekk kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggu ba beneen jàmm ak jàmm